mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci midi bismillah leen ci xabaaru njolloor si li ci gën a fës yëkkati malaanu kiirlaay Ousmane Sonko njiitu Pastef Assemblée nationale kon xaalal na yoon wa jëm fa ndax altine gi nu dëgmal danañu amal ab commission ad hoc ngir rek mën a sëgg ci mbiram ngir ñu mën a sàmbali ci liggéey boobu la waaye nag Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly moom nekk njiitu groupe parlementaire Liberté Démocratie da ngeen déglu ay kàddoom nu mu gën a yaatoo jëm ci mbiru Ousmane Sonko. huiliers yi nekk ci dëkk bu tedd bu Touba dañoo mer nee nañu dañoo mer ba futu jëmale seen njaatige di jëwri gu ñu nekk lépp jëm ci wàllub mbay mi ci Sénégal di Moussa Baldé nee nañu nag lanu ko toppee mooy ay tuuma yu bëri yoo xamante ni daal nee nañu sax seen liggéey bi bu dee tey nekk nañ sukuraat lu ji njaag mooma dàkkul sax yóbbu ko ab clamé ci ëttu attakaay ci Sénégal daan ci dikki leeral nu mu gën a toog suñu ndaw ca dëkk bu tedd ba ak góor a ndaklu wàllub nag meññeent fi bàyyi ko ci suuf si rawatina gaz beeg pétrole bi Sénégal lépp lu jumtuwaay amee na ko Ibrahima Bachir Dramé moo ko daal di xamle moom nag ma nga ca Petrosen moom nag ba ngay gën a sàkku rek ci lu jëm ci wàllu ndaw ñi rawatina kon askan wi ñu tàggat leen jëm ci wàllub liggéey boobee jëm ci wàllu pétrole ak gaz waaye itam fexe ba ëllëgu réew Sénégal lu jëm ci wàllu pétrole gaz ñu daal di ko lal ay waxtaan yu yaatu ngir képp ku ne mën koo daal di comprendre waaye nag kii di Pape Alioune Badara Paye la muy sàkku rek mooy dëkk yi nga xamante ne doon seet bi lim ñett bàyyi ko nag ci wàllu wooy jëm ci wàllub exploitation pétrole bi ñu gën ci bàyyi xel ci réewum Sénégal yëglekaay mooy laf làccu xabaaru njoloor si mbokk yi mu loolee gën a fës ci xëdum xabaar yi nes bu jëla àndee ñu ngi ciy faram-fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaar njoloor si des ko door rek nuyu ko ñu njëccu ndorteel li ak yëkkati malaanu kiirlaay Ousmane Sonko njiitu Pastef gars yi assemblée nationale yi démb amal nañu ndaje waxtaan wu yaatu seen biir ngir nekk loolee ñu mën ko tàmbali altine sax gi ñu dëgmal danañu amal ab commission ad hoc ngir mën a tàmbali liggéey boobule ñu teewlu ci kenn ci ñoom ci député di président groupe parlementaire Liberté Démocratie di Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ñu teewlu kàddoom. réunion de bureau bi 17 membres ñoo teew 17 membres yooyu 2 ñoo ko voté wul 15 yi dañu ko voté jàllale nañ ko bi ñu paree amal nañ conférence des présidents bi jàpp nañu date pour amal commission bi ñu ngi ko war a amal la 15 ci la ñuy taxawalee commission ad hoc bi nga xamante ne ni moom 11 membres lay doon 11 membres yooyu 8 yi majorité lay doon 2 yi ci sama groupe lay bokk benn bi non inscrit lay doon. loolu nag suñu ko tànnee ci la ñuy amalee plénière boo xam da koy dëggal plénière boobu it mi ngi war a am le 17 su ko defee nag la cay topp mooy déglu ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko am na sañ-sañu ñëw su ko neexee am na sañ-sañu bu ko neexee du ñëw am na sañ-sañu buy ñëwit ànd ak koo xamante ne avocat lay doon boo xamante ne day nekk député wala baaboog ab député boo xamante ne day ñëw ànd ak moom nekk comme avocat loolu mooy li nga xam ne moom lañ tënkee foofu li nga xamante ne itamit mooy président Niass wunuñu lenn loo xam ne mën nañ ci teg suñu loxo wala suñu tànk parce que li wér ci wóor mooy ñetti lettre la ñu indil muy lettre ministre de la justice garde des sceaux boo xamante ne mi ngi ànd ak lettre procureur ak lettre juge d'instruction tribunal hors classe de Dakar ñetti lettre yooyu lañ boole liir ko ci suñu kanam ne ci la sukkandiku pour war a mën a amal levée immunité parlementaire bu Sonko. addu ci leneen ci xabaar ci réewum Sénégal di mbas meeg tolluwaayam ci Sénégal ni ki tey ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari nit ñoo am yees woppi Covid 19 ñaari téeméer ak benn yi di ay cas contact ministère de la santé ak action sociale moo doon topp ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak benn nekk ay cas communautaire ni ki tey kon dool ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett nit jot nañu wér ci mbas mi juróom fukk ak juróom-benn nit ñoo nekk ci sauvetage fukk ak benn nit ñoo ñàkk seen bakkan ni ki tey yóbbu lim gi ba juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak juróom yoo xamante ne ni kon jot nañ de faatu ba mbas mi duggee Sénégal ak tey ji ñeent junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukki nit ñoo des ci l'hôpital yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram ba tey ci wàllum xabaar ak mbas mi tolluwaayam ci Sénégal ñu dem ci diwaanu Tëngéej foofee nag jàpp leen ni cas Covid 19 yi mu ngay gën a taxarnaas rawatina li ñu dippee cas communautaire yi ba tax kon ñi nga xam ne kon ñooy sóob seen yoxo ci mbas mi ngir mu deltu ginnaaw ci dëkk ba rawatina kon ñi nga xam ne kon doomu dëkk ba la nu nee na nag loolee foo ñu xat seen tànk tubéy ngir mu deltu ginnaaw ba tax amoon nañu campagne de sensibilisation yu yaatu jaarale ko nag ci askan wi ngir ñu mën leen xamle
lépp loo xamante ne ni mbas mi da koy daal di bañ waaye tamit sédd leen ay masque ak jumtukaay yoo xamante ne nii mënees na cee tënku waaye tamit jëfandikoo ci ngir mën a mucc ci mbas mi waaye tamit fexe ba na muy lawee ci dëkk ba deltu ginnaaw bu baax a baax Babacar Seck reportage. mu mel ni woote kilifa yi ngir ñu xeexax mbas mi am nañu ko dégg ndax kuréel gi lëkkale artisan yi nekk ci département bu Tëngéej amal na ab caravane waxtaan ak maye masque ci bërëb yi nga xam ni nit ñi dañ fay dajaloo. xool nañ bi mbas bi amee ba léegi deuxième vague bi presque kenn jógul te président de la république gis nañ ay effort yu mu def ci artisan yi bu njëkkoon da nga leen wax naa gisoo ko mais et puis lu ñu ko gën a tax a jóg dañ ne affaire bi nag département de Rufisque ñëpp dégg nañ ko ci journaux yi département de Rufisque foofu moo gën a impacté moo tax ñun en tant que les artisans ñu jóg pour dugal suñu loxo. département de Tëngéej fi mu ne sonn nañ metti na ku njëkk a yuuxu da nga ragal comme ni ko yeneen corps de métier yi defee mais ñun moo tax ñu boolewaat vraiment suñuy force pour defar ko ci population bi. bi ñu yegsee ci église Sainte-Agnès ñi jiite paroisse bi rafetlu nañ jéego bi réseau bi teg dolli ci ne ñoom ci biir paroisse bi ñu ngi fexe ba ñi di ñëw ci jàngu bi wéyee ak digle yi leen di muccal ci mbas mi. donc deuxième vague bi mun nañu wax ne dañu ci gën a farlu dañu gën a farlu ci jëmtuwaay yu ñu amoon rek ci jàngu bi dinañ def tout ba nit ñi respecter distanciation lu ñuy wax distanciation maanaam. nit ka nekk ci wetam espace bu leen di séparé dinañ balaa ñoo dugg ci église bi dinañ raxas suñu loxo ñu defal la gel jëlal la température ak thermoflash bi. di gën di leen ñaax rek ne leen bu ñu bàyyi seen loxo ndax ci jamono ji ñu toll wax nañu ne ñi dee ci mbas mi gën nañoo yokku ñi nga xam ne tamit amee nañu feebar bi gën nañoo yokku. ay masque ak ay produits ñu xayma ko ci 2 millions ak genn wàll moom la artisan yi séddale ñoom ñuy wax ni sax lu ni mel dinañ ko wëyal. Babacar Seck jërëjëf. mbas mi ak na muy lawee ci Sénégal waaye ba tey am na ñenn ci askanu Sénégal yoo xam ne des ñu tënku ci dégle yi bàyyi ko ci producteur maanaam mesures barrières yi du ñu sàmmonteeg moom loolee nag yemul rek ci dem beeg dëkk bi moo xam ci public bi wala ci transport bi boutique yi ak bërëb yu bëri yoo xamante ni kon nit yi dañ fay daal di dajaloo loolee di mesures barrières duñu ci tënku ba tax kon ñu def ci seetlu gu yaatu ak reportage bu Aïssatou Kane. feebaru coronavirus ngi law ci réew mi donte am na ay ndogal ngir nekk di xeex lawuk mbasum coronavirus ñenn ci ñi nga xam ni sàmmanteeg mesure bi jafe na leen loolu dawalkatu ñàmbaar yi ci lañu bokk bus yi day fees loolu. wàllam yeb ba fees man moom sama part personnel ak sama gang bi dañuy yeb ba fees del waaw yow jóg 5 heures heure bi nga yeewoon doon noonu client yi dañuy taxaw ba fees del pour nga par rapport lu la wax 10 personnes yi nga war a taxawal doo ko mën a taxawal quoi yaa ngi dégg. il faut nga ñàkk pexe mujj yëpp sooda ba mu fees dell. ki lijjanti dem ak dikk bus 58 bi jàpp na ni nu nit yi di feesee ci bus yi dañu ci mënul dara takk der yi ñoo ci war a jug. force de l'ordre ñoo war a def contrôle bi rek strict dans les bus. ni mu ñu ëppee doole moom mooy maanaam xam nga ci client yi ñoo dëgër bopp rek. waaw mais loolu c'est difficile de le respecter parce que client bi déjà client bi bu yéegee déjà boo ko waxee ne ay 2 personnes moo war a yéeg wala 3 personnes muy heure de pointe par exemple xam nga dañuy forcer yéeg yow mënoo ci dara il faut nga bàyyi leen ñu yéeg comprendre mais su fekkee par exemple tamit heure de descente tamit c'est la même chose parce que ñëpp dañuy bëgg ñibbi. ba tey ngir wàññi yokkute feebar bi kilifa bi yor njaay mi ci réew mi tere jaayu mburu ci boutique yi. boutiquier bi di ñu xamal ni mi ngi jaay mburu ba tey. bu njëkk ba ñëpp xam nañu boutiquier bi en fait ñoom am nañu mburu mais comme que jëloon nañu dogal ni léegi boutique amatul droit pour jaay mburu léegi ku jóg rek day ni bërëb dem ci boulangerie après qu'est-ce qui après lañ ko créé quoi ba ñu amee autorisation ci lañ ko commencé di jaay mburu ndànk-ndànk mais melatu na comme avant quoi waaw mais xaw na gàllankoor tuuti ci wàllum jaay mi daal franchement. ñaareelu vague coronavirus ngi law ci bésu tey bi ñu lim 2 junni ak juróom-ñeent téeméer ak fukk ak ñeent la mbas mi laal te juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ci génn àddina donte génn àddina yi bari na loolu sénégalais yaa ngi woy di ñàkk topp ndigalu waa kër docteur.
Aïssatou Kane jërëjëf waxtaanee leneen ak couvre-feu bi ñu xàppate ci Ndakaaru capitale bu Sénégal ak ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar li ñu fa nemmeeku rek moom mooy dundidu askan wi jëm ci wàllub li ñu jëfandikoo ci lekk dafa am soppite gu yaatu ba tax sax dem beeg digg bi tamit indi na ci jafe-jafe yu yaatu loolu lépp nag nekk mbir yoo xamante ne askanu Sénégal des na ci tënku ndax la ko waral mooy couvre-feu bi nga xam ne juróom-ñeenti waxtu ci guddi lay daal di tàmbali ba 5 heures du matin ñu ci leeral ak reportage bu Omar Kane Moussa Fall. 21h moo jot ci wetu restaurant fast food bi ay ndaw taxaw di xaar seeni commande sandwich wala hamburger lu ci ëpp xalaatuñu benn yoon ñibbi te yóbbaale wuñu lu ñu lekk. tey bon benn burger laa ñëw jënd si fii ci fast food Pascal waaw heure bi passé na mais comme que ñun Ouest Foire lañ nekk xam nga rek jaay lekk beeg yooyu noonu dafay xaw a métti suñ côté donc du coup faaw ñu doxantu heure bi daf ñoo xaw a xoj tuuti mais dañuy delluwaat nii. waaw dama jënd benn sandwich pour mun reer rek moom et tout parce que du ma am temps pour mën a ñibbi ba sama gàlle sama kër mère après voilà ñëwaat voilà day métti quoi. nii lay demee bés bu nekk bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi borom restaurant bi moom ak ñi koy liggéeyal dañuy mujjee wut ay pexe. même suñuy dugg tuuti ci waxtu couvre-feu bi. dañuy gaawantu jikko sénégalais comme man comme yow comme keneen sénégalais dañuy bàyyi ba heure bi jot ñuy doog a ñëw. bu desee 1 heure de temps juste 1 heure de temps ci 1 heure de temps boobu moom ñun dañuy busy avant dernière 1 heure bi dañuy def mise en place de telle sorte que. ñëpp bu ñu ñëwee rek lu ci ëpp du ñu taxaw ku ñëw ñu jox la ku ñëw ñu jox la ku ñëw ñu jox la. couvre-feu boo xam ni noppi na ci soppi lekk nu ñenn ñi ñoom ñoo xam ni sandwich rek la ñuy mujjee dundee daanaka. bu fekkoon da nga bëggoon lekk dibi yenn heure yi maanaam fii ak minuit wala 1 heure du matin dootoo ko mën a am loolu laa doon lekk en général lu ci ëpp. j'ai sama habitude parce que avant couvre-feu j'avais l'habitude de passer la famille avec ma famille rester avec ma famille ba benn heure bi nekk ak mère bi ak voilà ak toute la famille benn heure bi après ma dem ñibbi sama kër su ma xëyee 23h ma dem tëddi xëy suba dem liggéey. jënd loolu lekk ngir bañ a fanaanoo xiif waaye itam waaxu ñibbi. balaa takk der yi di la jàpp. maa ne ko junj ci ndorteelu xabaar yi ak huiliers yi nekk ca Touba danoo mer bu futti la ñu def jëmale seen njaatige di jëwriñ gu ñu nekk lépp lu jëm ci wàllu mbay mi ci Sénégal di docteur Moussa Baldé ndaxte nee nañu kon seen liggéey ak xëy bu dee dafa nekk sukuraat ak i jafe-jafe gi lu ji njàkk moomoon ñoom sax nee nañu kon dàkku ñu amala plainte ngàll ko ci kawam yóbbu ko ci kanam utu attakaay ci Sénégal gërëm ndax lu reportage. agro-industrie di secteur buy jànkonteel ki jafe-jafe ci Touba ginnaaw ba nalkatu diw yi nekk ci dëkk bu sell bi di ñaawlu doxalinu jëwriñ ji ñu dénk wàllu mbay mi bu ñu sukkandikoo ci Alpha Diallo muy xamle ne mi état bi moo gàllankoor seeni mbir. pour man contrat bi ak Chine contrat sàcc la contrat ñëw jël lu ñu moom et surtout suñu matière première ndax ministre bi nee na ci loxo chinois yi instant bi 253 000 tonnes gerte mu ngi fa yi ñu xolli ba pare mooy maanaam 400 000 tonnes gerte xot. alors que yow sa industrie locale boo leen boolee yëpp ñu ngi ci 80 000 soit 4 fois moins que li nekk ci loxo chinois yi te pourtant li chinois yi yor bu ko secteur bi amoon ñun ñëpp tout le monde y compris dinañ liggéey atub lëm man nag sama espoir dafa jeex bi ma déggee ministre bi génn télé ci conférence de presse bi ñu doon def mu ne ay waxam laay wax bés bu chinois yi yeggee ci 300 000 tonnes dinañ arrêté xool ndax Sénégal am nañ gerte wala amuñu gerte bon xaw ma nu ma koy waxee ci olof mais je dis que c'est pas professionnel comme démarche. ci noonu moom chef d'unité de production bi xam la it ne dina porter plainte jëwriñ ju ñu dénk wàllu mbay mi ngir haute trahison. je vais déposer une plainte contre le ministre de l'agriculture monsieur Moussa Baldé devant la cour de justice foofu lañ ko war a plainter pour manquement répétitif notoire d'un service public. diffusion de fausses informations entraînant de perte de capitaux à des investisseurs et industriels sénégalais damay fàttali ne rek 154 lañ ci biir Rasiat en tout cas ñi bindu te ñun ñooñu ñëpp depuis 2 ans wala bientôt 2 ans kenn liggéeyu. ñu janook taskatu xibaar yi nalkatu diw yi nekk ci Touba dakkal seeni activité boobaak léegi toll ci diirub ñaari at mun di situation bu ñuy xamle ne la ko war a du leen lu dul la ñàkk a sàmmonteeg wormaay ñi yëngu ci wàllu mbay mi.
Goro Ndak Lo jërëjëf. Sénégal di gën a dëgëral lëkkoom ak réewum Suisse ndax seen njiit ki tof kon ci njiit la mu ngi woon fii ci Ndakaaru fi amal ab gëstu ab doxantu waaye tamit ab ndaje wu yaatu woo xamante ni dafay dugg ci lépp loo xamante ni moo jëm ci coopération wi lal ñaari dëkk yi jëm ci wàllub yoreen gu sell ak yoreen gu ñoŋ ci boppu réewum Sénégal ñu teewlu ci leral ak Abouti di Sow Cheikh Diop. Sénégal ak Suisse di yaatal seenug jëflante nga xam ne yàgg na lool. si ngan gu mu fi amal vice-président bu Suisse di feddali wëllëre gu dox si diggante ñaari réew yi rawatina bi nu gisee ni Sénégal réewu jàmm la ak démocratie ba tax ñu boole leen si ñi ñuy gën di jëflanteel. Ganes bi nga xam ni vice-président confédération suisse mooy Ignacio Cassis def na ko fii ci Sénégal. tey nag ñu amoon waxtaan bu am solo waxtaan bi nga xam ni ci suñu coopération la jëm. am na nag ay fànn yu bëri yoo xam ni tënk nañ ko. mu ngi jëm ci wàllu formation duale ni ñu koy waxee maanaam ñu am seen école yi nga xam ni xale bu fa dugg jàng rek da ngay génn nga génnewaale ak sa métier. am nañu tamit beneen coopération kooku ci wàllu dem ak dikk la ndax seen avion yi di mën a ñëw Sénégal suñu demante ak ñoom seen demante ak ñun muy gën a di mën a yomb signé nañu accord boobu. amit beneen accord ba nga xam ni mu ngi tënku ci accord de Paris. vice-président bu Suisse di Ignacio Cassis delloo njukkal sunum réew ndax dayoom ci Afrique ak li waral mu doon tànneef. Nous avons souligné donc ces relations bilatérales. càmbar nañ jëflante diggante ñaari réew yi rawatina bi nga xam ne Sénégal léegi mu jiite Union africaine te ni ñu ngi xool naka la ñuy yaatale suñu diggante ak Afrique rawatina Sénégal dinañ liggéeyandoo ci wàllum climat accord de Paris ci wàllum transport aérien. ci wàllum njàng mi waaye itam ci wàllum ak yelleefi doomi aadama yi seetlu nañu Sénégal réew bi nga xam day sàmm bu baax a baax lii di démocratie lépp li nga xamante ne daal dinañu fexe ba réew jëm ci kanam gis nañ ko fii ci Sénégal. qui est un hub de stabilité et de sécurité pour nous c'est très important. ñaari délégation yi nag càmbar nanu bu baax jëflante ñaari réew yi tey sumb yeneen i jéego ci fànn yu bëri. Abou Teddy Sow jërëjëf daal di ab xabaar bu ñu dab ak xabaar yi wër ginnaaw coow Ousmane Sonko ak Adji Sarr maître Dior Diagne mi nga xam ne ko ñu ngi ko ci tudd ne moom moo rawale Adji Sarr pexe nag ba moom mu génn ci heure couvre-feu bi ngir mën a gisanteeg Ousmane Sonko ñoom daj nanoo weddi tuma yooyu yëpp ndax ñoom deenañu kon takkewuñu laalewuñu coow li nga xamante ne moom moo ci daal di amee te nag loole daal di wasaare bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy xaralu yees yi ci Sénégal wërngal këpp ak ci bitim réew moom nag nee na daal li nga xamante ni daal moom moo am waxtu wi mooy rek jafe-jafe yi nga xam ne kon daal amee na ko ak turam mi nga buy jaabaa jonge ci xarelu yees yi yëpp kon mu ngi koy daal di naqarlu jàpp na ni tamit fi mu ne nii bu dee nag li nga xam ne daal moom moo am lu ci loxoom kon daal di kon bu sóoboon loxoom du deltu ginnaaw benn yoon ndax dina jël ay responsabilité ba mu jeex tàkk du ñàkk dana ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ak sunu yeneen jotaay xabaar. lu jëm ba tey ci wàllu xabaar ak wàllu pétrole Sénégal nag lépp li nga xamante ne nii amee na ko ngir rek mën a yor pétrole gi ci anam gu mucc ayib amee na ko loolee nag xalaat bu bàyyeekoo ci Ibrahima Bachir Dramé moom nag nee na lépp li nga xamante ne moom lay sàkk waxtu bi mooy wàllu tàggatu waaye tamit fexe ba lépp loo xamante ni daal ay jumtuwaay la jëm ci wàllu pétrole ak gaz bi ñu daal di ci taxaw Sénégalais yi ngir ñu mën ci gis seen bopp bu baax a baax moom moo nekkoon ganuk Alassane Samba Diop ñu teewlu kàddoom. contenu local mooy naka la Sénégalais bi. ci bu ñu ko buggee yombal ci dégg-dégg naka la Sénégalais bi di gisee boppam ci liggéeyu pétrole bi ak gaz bi naka la ci gisee boppam maanaam la promotion de l'industrie locale nga xam ne ay PME ak ay PMI ñoo fa ne dañ cee war a liggéey ndax pétrole ak gaz industrie la xaalis bu bari la laaj ñu doon wax nag ni am na benn loi boo xam ne loi ba ñu ko tëggee tuddee ko la loi sur le contenu local dafay impliquer d'abord préférence nationale maanaam sénégalais yi ñu njëkk ci liggéey bi bu ñu dee am nañu xarañte bi bu dee am nañu xam-xam bi balaa ñu koy jéggaani feneen loolu nag dafa bokkul ak RSE bokkul ak responsabilité sociétale des entreprises boo déggee RSE mooy maanaam benn société boo xam ne dafay def pétrole dafay gaz wala dafay def mine nekk ci benn gox daal di xalaat ni am na loo xam ne dina ko génne ci gafagaam jox ko waa gox ka pour jàppale leen loolu kenn du ko ci force kenn du ko ci obligé waaye loi sur le contenu local dafa naan Sénégal am na benn article bu article 25 buy wax ni lépp lu génn ci suuf si muy pétrole muy gaz muy mine muy or lépp lu ci génn ñun ñëpp ko bokk. pétrole ak gaz industrie la multinationales yi bu ñuy ñëw
dañuy ànd ak li may woowee seen i gaay seen i waay ndax dañuy tàmm liggéey ak ñoom ci par ailleurs mais bu ñu ñëwee fekk ñu fi dara ñooñu dañuy liggéey loolu moo tax ci loi bi ñu wax xalaat ni secteur privé national war na gën a mën a impliqué mais balaa nga naan naam nga nefa naam nefa bi mooy d'abord nga xam lan la ñuy wax pétrole ak gaz lan la. li may wax toujours di ko wax ma bëgg ndaw yi surtout di ci bàyyi xel dafa am solo pétrole ak gaz amul tâcheron liggéey boo fa liggéey da nga ko jàng mën la ko jàngal nag ci ñaari weer comme mën nañ la ko jàngal ci fukki at. pétrole gaz bi ak lépp luy meññeef te bàyyi ko ci suuf ki Sénégal yi maanaam ñoo ko moomal seen bopp loolee nag xalaat bu bàyyi ko ci Alioune Badara ci Pape Alioune Badara Paye ngeen baal ma moom nag nee na daal li nga xamante ne ni jot na ko fësal mooy rek lépp loo xamante ne jumtuwaay la Sénégal nag da ci gis boppam rawatina ñu tënku ci ñett décret yi nga xamante ne moo jëm ci jëfandikoo gi ñu teewli kàddoom Pape Alioune Badara Paye ci micro Jéba. contenu local géej mooy bu ñu ko faram-fàccee mooy lépp loo xam ne xarañ la lépp loo xam ne xam-xam la lépp loo xam ne xarala la joo xam ne am na ci biir réew ñi daal di koy jël di ko jëfandikoo ci wàllu exploitation yi ndax li nga xam ne moom mooy sartu réew muy constitution bi moo ne li fi muy géex ci biir suuf yi muy mbindar yi loolee askan wi ca la war a dellu kon mbokk ñoom ñoo ko moom ci ñoom la war a dellu moo tax boo xoolee ci jamono ji am na charte boo xam ne loi joo xam ne 2019-04 mu jëm ci wàllu contenu local joojee jàdd nañ ko assemblée nationale voté na ko ci li nga xam ne mooy 2019 ngir jëmmal ko am na ay décret yoo xam ne toftal nañ ko ci 2020 bi mu jëm rawatina ci décret 2020-2065 boo xam ne moom mooy wax lépp lu jëm ci société yi nga xam ne ñu sénégalais yeleen moom nan la ñuy sooboo ci mbir mi bu ñu xoolee ci article 4 société décret joojee day wax ni entreprise sénégalaise yi ñoom dañoo war a doon entreprise boo xam ne dañoo sancoo Sénégal te li nga xam ne moom mooy ñi leen moom dañoo déclaré wu ne ñun ay sénégalais lañ te dañoo xam ne ay sénégalais lañ ndax dañuy def seen déclaration de bénéficiaire effectif te ñi ko war a moom dañoo war a toll ci téeméer boo jël juróom fukk yi ak benn yi sénégalais yi ñoo war a moom li nga xam ne mooy paar yi bu ci leneen lu ñu ci toftal tamit mooy téeméer boo jël ci personnel bi direction bi maanaam ñiy diriger mbir mi lépp loo xam ne 80% maanaam boo jëlee téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi sénégalais lañ te boo jëlee li nga xam ne mooy ñëpp ñi fay liggéeyee tamit juróom-benn fukk ak benn ñoom dafa doon loo xam ne ay sénégalais lañ war a doon. Pape Alioune Badara Faye ak Ibrahima Bachir Dramé ñoo nekkoon ganuk Alassane Samba Diop ci Dakar Direct ci rajo bi ginnaaw xabaar yi ko da ngeen ko mën a topp ak ñun ci ITV bu calandee lu jëm na ci wàllu tàggat yaram ak lël woo xamante ne nag ci juróom ñeenti fan lañ ko daal di amal ngir xool nan la ñuy def ba football bu Sénégal rawatina wàllu tàggat yaram bi doon lu daal di mucc ayib rawatina ci péggub réewu Afrique yëpp di continent africain bi loolu nag ndajale woo xamante ni moo xam footballkat yi wala box supporters yi président club bi naka noonu tamit fédération bi ñoom ñëpp kon jël nañ ci wàll ngir gëstu ci xool itam nan la ñuy def ba loolu mën a antu Jamil Faye lañ ci teelu directeur Jàppo Sport moom nag indi leeral ci lu waral ndaje bi ak la ko sabab lépp ak ëllëg gi nga xam ne kon moom la seen jubluwaay ñu teewlu kàddoom ci micro Ségou Seydi. fii si Jàppo dañu doon def lu toll di fukki at ñuy def conférence dañu ko tuddee woon aussi convention internationale sport si Afrique bi ñu demee ba mu mat fukki at ñu ne nañ taxaw ñu xoolaat ñu waxtaan si biir ñu ne temps yi de football bi moom chaque fois man sama bopp xam naa si dara yem naa si yenn coow yi parce que des fois mbir yi du leer ñu ne nañu fexe ba ñëpp xam gis nga ki lay wax ne jox ma jënd la suukar guddeeg bëccëg des fois da nga koy topp nga xool fu muy jëndee suukar wala nga demal sa bopp donc loolu la ñuy bëgg tey ñu boole nit ñi ñëw ku nekk xam football bi ni ñu koy yoree ku nekk déglu ku nekk wax sa xalaat ñu fexe nag bon que ñu ànd parce que je pense que ne Afrique am nañu loo xam ne bëri nañuy nit bëri nañu xalaat bëri nañu ay Sadio Mané donc nañu fexe ñu boole suñuy doole waxtaan weccoo xalaat pour mën a jëmale kanam donc lii du nekk dañ koy yemal du nekk loo xam ne dañ koy yemale si ñeenti fan yi dañoo bëgg muy wëy mun na am sax ne weer bu nekk mën nañ dajale ñu wax si benn thème pour ñu yokk nit ñi daal yokk seen gëstu yokk seen xam-xam si wàllu football. yegsi nañu ci pàcc bu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi.
mbaa yéen a nga ca léegi leer na te amul benn mbetteel député yi ci ñoo di malaanu kiirlaay Ousmane Sonko jiitu Pastef lañu jëm maa la ko wax de Vox Populi ne bureau beeg président yi yëpp xaal nañu yoon wi nga xam ne moo jëm ci yëkkati malaanu kiirlaay Ousmane Sonko jiitu Pastef ndax fukki fan ak juróom ci weeru février gi ñu nekk danañu samp ab commission ad hoc fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi ñu woo député yi yëpp ci ndaje bu yaatu ngir sëgg ci mbiram moom jiitu Pastef laataa ñu jébbal seen rapport La Tribune Assemblée nationale samp na jëfam gu njëkk jëm ci mbiru Ousmane Sonko jiitu Pastef yéeglekaay bi ne démb nag Ndakaaru foo sànni mbatt mu tàkk ndax alkaati ñoo fa fees dele ci ruq yeeg ci ruqaat yi te gaay Ousmane Sonko yi doon manifester altine gi ñu génn te ñu teg leen loxo ñaar fukk ak benn ci ñoom bàyyi nañ leen ñibbi seen kër yeneen ñaar fukk yi nag ñoo ngay toog di xaar ndax ni ki ëllëg ci aljuma gi danañu jàkkaarloog doyen des juges yéeglekaay groupe des médias bi yamu ca ndaxte nee na ca diwaanu Bignona tamit nañu tegoon yoxo ginnaaw seen manifester yi ñoom ñëpp procureur la ñuy xaar ngir janoog moom las ne assemblée nationale pencum ndaw réew ma nee na waaw ngir ñu ñori malaanu kiirlaay Ousmane Sonko njiitu Pastef te session de recherche bu gendarmerie bu Colobane enquête bu ñu ubbi woon ci mbiram Ousmane Sonko ak Adji Sarr lépp noppi na te jébbal nañ ko procureur yëglekaay bi ne gaay Ousmane Sonko yi nga xam ne jàppoon nañu leen altine gënu génn ñaar fukk ci ñoom ci kanamu doyen des juges lañu jëm te Serigne Bassirou Gueye procureur de la République moo leen fa yabal las ne coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr mi jolli ci réewum Sénégal étudiant Pastef yi soobu nañu ci xeex wi du ci des gannaaw de ndaxte nee nañu lépp complot la jëm séeram njiit Ousmane Sonko ndaxte nee nañu bëgg-bëgg nguur gi du leen lu dul séeram njiit Ousmane Sonko bañ a bokk ci palum njiiti réew ñu dëgmal te nee nañu bu dee loolay pexe njiitu réew mi Macky Sall lajj na ndax Ousmane Sonko kenn mën a si ko tere bokk ci jongante yi ñoom étudiants yi ba tey ci laas ni ñu ngay woo kilifa diine yi ci réewum Sénégal gépp ñu wax ak Macky Sall ndaxte nee nañu dootuñu ko may leen lépp lu mu baax ci réew mi ñu ngeer ko Alioune Tine njiitu Afrikajom Center ci laas ni en tout cas démocratie bu Sénégal daal ma ngay yank te bu ñu moolee nag ci suux dëgg la jëm Walfadjri ni assemblée nationale jébbal na Ousmane Sonko ndax ci ñoo di malaanu kirlaayam lañu jëm bu ko defee mu taxaw ci kanamu ëttu attekaay yi yëpp ngir coow li jol diggam ak Adji Sarr lépp leer nañ ba mel ni jantum midi enquête ne député yi ci assemblée nationale samp nañu jëf ju njëkk ngir yëkkati malaanu kirlaay Ousmane Sonko njiitu Pastef yëglekaay bi ne bu ñu sukkandikoo ci procès verbal yi nga xam ne bàyyeekoo na section de recherche nee nañu nag danañu def prélèvement ci awra Adji Sarr ba noppi jël ci ndoxam Ousmane Sonko njiitu Pastef ngir defa prélèvement te juge bi nag ne bëgg-bëgg moo ñu def test ADN Ousmane Sonko ngir am ci takk bu wér mbiri naka la demee enquête yamu ca ndaxte nee na jëkkëru borom salon bi ba ñu koy déglu ci kanamu enquête kat yi lam leen xamle mooy Adji Sarr saa su nekk du dakk di leen laaj Ousmane Sonko ana fan la nekk seetal loolu les économies en tout cas bureau assemblée nationale bi xam nañu mbiri jëm ci Ousmane Sonko njiitu Pastef ci ndaje bi ñu amal niki démb nag fukk ak juróom ci député yi ñoo ànd ci dogal gi ñaari nit mukk ne du ci dal bokk na ca Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ak Yaay Man Albis yéeglekaay bi ne Moustapha Niasse njiitu assemblée nationale bataaxal ba nga xam ne avocat Ousmane Sonko yi ñoo ko bindoon jébal ko lépp la xotti tere sànni ci sën wa l'observateur ne Serigne Bassirou Gueye engagé na xeex ba nag jëm ci coow Ousmane Sonko le quotidien ne Serigne Ousmane Sonko Serigne Cheikh Abdou Mbacké ne coow li lépp ñu soob taalibeem bi du leen dul complot te nguurub Sénégal daal loxam setu ca te loolee nag moom Serigne Ousmane Sonko bi démb la ko xam ne ci kanamu Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murid yéeglekaay bi ne waaye nag njiitu réew mi Macky Sall démb waajul sax ndax woon a xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké ngir leeral ko lépp lu am ci coow Ousmane Sonko bi ndaxte nee na mbir mi privé la te moom takku ci laalewu ci source a ne Maître El Hadji Diouf mooy avocat Adji Sarr waaye démb nag dara seddul ci kaw Ousmane Sonko njiitu Pastef ndax moom Maître El Hadji Diouf da ko doon bombardé moom buuru Saloum ne Ousmane Sonko nag warul sax taxaw di xaar na Bougazelli defoon la war a def tekki ndomal tànkam jébal boppam yoon su dee bëgg na leeraa ngi dëgg ci tuuma yu laal ci ndoddam ginnaaw kaddu yi jaaba jóge ci réew mi naan Adji Sarr dafa génn réew mi Maître El Hadji Diouf ne loolee amul tey amul ëllëg ndax Adji Sarr mu ngi ci réew mi dawul sàkkiwul te conférence de presse bu mu bëggoon a amal moom Maître El Hadji Diouf bâtonnier bi moo ko lankal ñu yokk suñu jéego dem ba Ndar Géej ak Le Quotidien yëglekaay bi nañu ñetti weer a ngi dëkk Maam Kumba Lamb amul gouverneur mbas mi ci réew mi laas ne Sénégal nag léegi mu yegg fanweeri junniy nit yu amee mbas mi ci réew mi mbas maa ngi gën a law di gën a fàtti réew Sénégal yëglekaay bi ne ginnaaw xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ak xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké jàng wi jàpp nañu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février gi ñu nekk ngir ñu amal koy bésu ñaan bésu njéggalu ak bésu war ak dimbalante ngir mbas mi génn ci Sénégal l'observateur ak libération nañu scandale wu rëy nag moo am ci l'armée bu Sénégal ndax benn sous-officier bu wuyoo ci turu sergent Ibrahima Dieng la ñu jàpp loxo ci poos ay cœur artificiel ak i jumtuwaay yoo xamante ne ni ñi amee woppi roñoo la ñu ko jagleel te état bu Sénégal jënd ko la doon sàcc ngir teg ko ci marché bi ngir jaay ko mais da ngay seet loolu rek gërëm nañu leen mbokk ci ànd beeg ñun ci ITV loolee laf laajtu xabaaru njoloor si gërëm nañu ñëpp ci jàpp lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxee bu ci lande feeg boobu ngeen wéy duñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf aljuma ak jàmm